asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee yow ñu suivre sur www.inforewmi.com tey nag ñu ñëw fii ci benn tali seet si champion mu nekk champion boo xamante ni muy Saloum Saloum borom kuuru Baye Fall gëjoon nañ koo gis nag wax dëgg yàlla mu nekk koo xamante ni ku ñu bëgg la ndax dañ ko doon suivre à travers de la télé tey ñu am opportunité pour bëgg a waxtaan ak moom mbër maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay di sant yàlla di julli ci Seydina Mohamed di ñaanal samay waajur fi ñu tëdd yal na leen gënal fi ñu jógee di nuyu Sénégal yëpp di leen wax ni namm naa leen. waaw mbër dañuy ñëw ci li nga xamante ne moom mooy ci Saloum Saloum tey ba mu doon wax Saloum Saloum lan nga may wax. Saloum Saloum benn champion la bu juddoo Pikine yaroo benn tali doon mbër boo xam ne mbëru amateur yi la. tàkkusaan bu ne bëri naa ko fi mosuma masinil te mosuma yàq làmb tamit. Saloum Saloum sa enfance fan nga ko defee. waaw sama enfance nag lu bëri fii laa ko defee usine Bentali ndax 86 laa jógee Pikine bi sama papa gaañu ñu miiras si lañ amee kër fii si laa ñëwee Bentali. mën ngaa ñoo expliquer sa xale ba xam yow ku tëwoon da nga daan ruube sa xale mën nga see ñëw tuuti. waaw sama xale nekkoon naa koo xam ne yàgguma ci jàng parce que dama nekk di jàng nekk ci école bi di xeex waaw di ruube comme ni nga koy waxee rek fi góor yëpp bàyyee rek maa la ko wax waaw après si la ma sama yaay jëlee yóbbu ma Saalum daara voilà nekk di jàng alxuraan sori naa ci après laa commencé nekk ak samay nijaay yu mën a bëre. presque ñoom ñoo ma dugal ci làmb. kon yow làmb da nga koo doon. waaw mën na benn côté boo xam ne moom dama koo doon ndax sama nijaay yëpp ay mbër lañ. wax nga ko léegi nga ne say nijaay da ngaa fekk ñuy bëri ñu mën a bëri mais ba nga jógee daara da nga ñëw jàng métier wala ba nga jógee daara après nan nga def. waaw bi ma jógee daara dama ñëw jàng métier di liggéey ci oto yi après saa yi ma liggéeyaan. boobu làmb ji mu commencé dugg oto bi ma daan liggéey Pikine la daan nekk Texaco su ma wàccee dama daan dem marché pënd mbapatu Alioune Seye 2 fa laa daan nekk di mbapat. Père Alioune Seye. waaw. ok mbapatam kon nga nekkoon. waaw mbapatam jaar naa fa mais nag mbapatu Grand Dakar laa gën a feeñee waaw ak mbapatu Assane Diouf. ndax mbapatu Grand Dakar bëri naa fi pendant 4 ans mbapat bi saa yi année bu ñëwee maa koy jël. daan naa fi champion yu nekk waaw. wax nga ko léegi say mbapat est-ce que mën nga koo gën a yaatal ndax wax nga da nga daan dem ak mbapatu Père Alioune Seye ak mbapat yi nga daan gañe mais say mbapat yan champion nga fa daan santeel. waaw samay mbapat presque champion yu bëri ñuy tudd fii daan naa leen. waaw sama mbapat daan naa nees ay ñoom Papa Sow waaw Tapha Tine waaw Maam Góor Diouf gaa yi bëri. Tapha Tine 5 secondes laa ko daan. Tapha Tine men. waaw 5 secondes mbapat Assane Diouf demi-finale. boobu ñaata nga daan pesé. boobu rëyuma ay 90 kilos rek. ani kuuru Baye Fall. mu ngi fi. ba léegi yokk cere dooli ñeex kay. ba jógee ci li nga xamante ne moom mooy mbapat. bañ jógee ci li nga xamante ne moom mooy mbapat wax nga champion yi nga daan ay ñoom Tapha Tine ñooñu noonu te ñu ngi fi lim ñëpp bàyyi wu ñu dañuy lëmbe làmb lutte avec frappe mu dugg ci ban année. maa ngi ciy dugg 2002. parce que instant yooyu maa ngi jàppale benn politicien bu ñuy wax Mamadou Dieng. mu may gis nu may prouver ci làmb yi si la ma jëlee boole ma ak sëñ Modou Niang ne ko xale bi ku ko jàppale di nga am champion. sëñ Modou ñu yóbbu ma kër sëñ Modou Niang ma waxtaan ak moom. moom moo ma jëndal licence jël sama licence jox ko benn ménager bu ñuy wax Mbaye Thioune. boobu yaa ngi ban écurie. boobu individuel la. boobu maa ngi fi écurie individuel laa nekkoon. si la ma toog sëñ Modou Niang woo ma ne ma le 15 août 2002 di nga bëre. ma ne ko d'accord mu jox ma avance 15000. ñaar lañ la fayoon kër. 15000 francs. 15000 francs. troisième combat maag Thionke Sine.
moom lañ daan wane sport seenu ma téye ko nii di ko windeel waaw boobu mooy sama premier combat. Saloum ñu gis nga def 21 combats nga am 10 victoire su ma juumul bu fekkee damaa juum après nga rectifier ko 21 combats nga am 11 victoire am 12 défaites. ëpp na loolu. ok. maa ngi ci ay 36 combats. ok 36 combats. ñaata victoire. am naa ci 12 défaites. li ci des yëpp ay victoire la mosuma am match nul. ok. wax nga ko léegi sa premier combat yàkkan la woon moom lañ la fay woon 15000 n'est-ce pas. waaw 15000. maag conke sin si laa ko windeel daan ko gars yi naan bëre Saalum bi. waaw loolu moo indi sax parce que mbapat ku ma mës a téye sa ngemb làmb ji am. mais boobu Saalum bu leen nga tudd. waaw. yow Saalum nga wala dañ la ko. sama yaay Saalum la sama papa bagaaj la. léegi Saalum nga ko. parce que fa laa jàngee bëre xam nga Saalum bu ñuy bëre da ngay jàpp ma jàpp comme ñu jàpp ngemb ba pare arbitre door a siffler moom laa daan bëree ci mbapat yi ku ma jàpp dama lay windeel ba mu neex ma yenn ba ci kaw dóor suuf. après ba nga jógee sa premier combat léegi da nga doon. après dama daan sama deuxième combat le 15 décembre la maak Dolf dama ko dóor mu daanu. mais xaalis bi doon yokku na. waaw foofu fay nañ ma ñaata 40 000. 15 000 après 40 000. waaw deuxième combat waaw. ok nga dóor ko mu daanu. dama ko dóor mu daanu waaw. nga jógee ci Dolf. ñu jox ma conke sin ma daan ko après laa bëreeg Yaya Jammeh ma am fa defet ma jugee Yaya Jammeh laa bëreeg Gaal Ndiaye daan ko daan Tampo Ndaw daan Gora Fall dóoraat Gora Fall mu daanu si laa ñëwaatee bëreeg Matar Gueye bu Thiès jugee ci Matar Gueye bëreeg Zos jugee ci Zos bëreeg Siré Seras waaw Zos maa ngi moom presque daan na ma mais jël bi neexuma parce que dafa tricher. nan la tricher. dama ko dóor arrêt bët bi toj mu signalé ma bàyyi ko. waaw mu continuer action. ah. mais calaf bi nan nga def ba dugg ci calaf bi nga xamante ni moom nga nekkoon temps yoo nag ñu lay coow naan borom kuur Baay Faal bi nga nekk kii macha allah daal xam suxóor bu am fit gars yi bu ñu nee Saalum rek gars yëpp dañuy apprécier calaf bi nan nga def ba dugg ci. waaw calaf bi ma ci dugg ñëpp dañ yaakaaroon ni sax du ma ci sori. mais boobu yaa ngi ci écurie. boobu maa ngi ci écurie Birahim Ndiaye. waaw boobu maa ngi écurie Birahim Ndiaye. nga dugg ci calaf ma dugg ci calaf bi mais avant calaf bi dama njëkk a bokk calaf. calaf mbaru démb yi si laa daan kër jiyeen dooraat Gora Fall mu daanu. loolu yëpp ci calaf mbaru démb. mbaru démb yi waaw calaf mbaru démb. ah parce que boobu promoteurs yi ak ménagères yi dañoo amoon ay problème xam nga coow am ci léegi promoteurs yi am na mbër yoo xam ne duñ ko tëgg léegi si la mbër yi mag yi tamit defee seen benn kalaaf pour bañ seen mbër yi année blanche moo waraloon ñu def kalaaf mbaru démb. mais boobu yaa ko jëloon. non demi final la daanoo maa nga 3 mois ma daan. léegi nga duggaat ci kalaaf. si laa duggaatee ci kalaaf. kalaaf boobu mën nga ko expliquer ni mu demee am na nga def ko dugg ci. waaw kalaaf bi dama ñëw benn jour may dem entraînement daja Gaston mu ne ma damay def kalaaf te bëgg naa la ci boole ma ne ko man pare naa bàyyiwuma benn mbër ku ma boole ku ma mën a booleel damay bëre mu ne ma d'accord mu dem wax ak Père Birahim ñu boole ma ci kalaaf bi. boobu yàq na ko. kalaaf bi man sama poule assurance la bu buur Garga Mbossé ak Aliou Mané. mu nekkoon combat calaf boo xamante ni ñu gis ci nga wane ci sa bopp su ma juumu sax dañ cee qualifié woon final la. man kay maa jël calaf bi parce que ñaar ñi bëre final bi ñoom ñaar ñëpp maa leen daan parce que bi ma leen daanee ñoom ñett dama daan assurance daan Garga Aliou Mané yaxu bakkan bi laa damm làmb ji yeegul ñu jox ma victoire Gaston ne waat day defaat beneen demi final te boobu final direct la woon. la ñu waroon dem. waaw mu defalaatal ma beneen demi final. ne léegi après beneen demi final bi maag super étoile la ma daanaat super étoile léegi problème mu kase nag la joteeg Père Birahim parce que man Père Birahim mooy sama kilifa
la ma digal laay def lu ma tere la bañ. waaw dane woon ba léegi mooy sama kilifa. Père Birahim mosuñu tàggoo. maa ngi moom baay ak doom la. làmb boolewuñu. dinañ ci ñëwaat après. si la discuter ak Gaston ci affaire prix bi. parce que mënuma bëree demi-finale mu fay ma 4 millions. final jot mu bëgg ma fayaat 4 millions ne day teg 1 million ku daan jël te loolu bokkul ci contrat bi. contrat bi waaw final bi dane woon 10 millions lay teg. ñu dem mu wàññi kase bi. Père Birahim nag ne ma doo bëree. léegi mu jël ñaar ñi ma daan Garga Mbossé ak Super Étoile. boole leen final bi. yaa nga toog di xoole quoi. waaw mais final bi maa ko jël. yow loolu nga jàpp. ku daan ñëpp ñaar ñi bëri final bi maa leen daan. kan moo ko jël. mais ñee lañ kii mais ñee ñoo joué. mais raison bi ñëpp xam nañ ni Sénégal yëpp xam nañ ni maa jël final bi parce que maa daan ñaar ñi bëri final bi. mais après te kenn daanu ma. après Père Gaston woowu la wax ak yow ci dara. non woowu ma wax ak man dara. parce que woo na ma ne ma damay dem ci yoon yooyu mais man duma ci wax parce que man sama yoon nekkul ci contrat. Père Birahim ma signé contrat moom Père Birahim la woon waaw. wax nga ko léegi Père Birahim ñu koy nuyuwaale au passage nga nekkoon écurie bi nga xam te moom mooy sàkku xam-xam mooy bu Père Birahim Ndiaye gisoon nañ leen temps yooyu yow Pape Mourlo ak su ma juumul Moussa Dioum. yéen a fa nekkoon di toj. écurie bi neex gars yi ràññee leen mën ngaa ñëwaat moment boobu nga passé ak école de lutte sàkku xam-xam. waaw parce que moment bu neex la parce que biñ fay nekk woo début xol yi àndoon nañ te père bi lenn rek la ñu tàmmaloon mooy liggéey parce que moom nee na ay sëriñ ak yëpp deuxième la mbër day liggéey ba wow koŋ heure bu ne dama koy yee maa ngi moom ci géej gi maa ngi moom ci stade gradé maa ngi moom fépp liggéey lu wóor rek moo ma mayoon résultat yëpp. ñu dem ba benn instant ñu ngi ko doon dégg ci benn interview mu ne yow fu nekk jaar na fa ak yow xam nga dara day toog ba ay 1h du matin 2h du matin mu ñëw ànd ak yow géej waaw nee na xam nga am na yenn yoo xamante ne ak problème yi nga amoon ndeysaan nee na da cee ñaan ba sonn mais yow nee na ñu jékki-jékki benn instant Saloum Saloum woor Père Birahim nee na nga ànd ak Père Babou loolu nu mu demee woon noonu. non loolu di ci man parce que pour man maa Père Birahim malentendu la quoi. parce que moom moo doon sama ménager. mu dem ba ci yàgg. mu delloo mbër yëpp ku nekk sa licence. ne dem leen ngeen uti seen ménager. parce que defuñ ko dara moom moo ne bëggatul nekk ménager. ne mbër yi dem ku ne ut sa ménager. ma xool Père Babou na ko léegi comme Père Birahim nee na bëggatul nekk ménager am sama licence. mais kon boobu jéemoo cherché lan la parce que moom nee na yow da ngaa war. non du war man jàppeewu ma ko war. parce que su ma leeroon ni moog Père Babou demee wuñ noonu su ma ko joxee sama licence sama diggante ak moom dina ñaaw du ma ko def waaw. mais xamee wu ko woon noonu. non xamee ma ko woon noonu. ok léegi bu nga déggee loolu muy wax loolu naan Saloum Saloum maa ngi moom jaar nañ fu nekk mu jékki-jékki war ma ànd ak Père Babou loolu bu nga ko déggee muy wax loolu lu mu def si yow. non deful ci man dara parce que man maag moom du ñu réeroo après dañu dem ma seetu ko ñu waxtaan ba juboo ba ma jël fi combat mu yóbbu ma set mais bi ma bëree combat ba pare ba ma jox ba Père Babou jël 5% am dafa am lu mu waroon jox Père Birahim joxu ko loolu nag moo gën a merloo Père Birahim te man loolu yëguma ko parce que man bi combat boobu jeexee dama yore tànk tëdd naa lu yàgg feebar maag Jokkel après dama ci feebar yore tànk bu métti tëdd naa ay weer jóguma après bi ma wéree nag moom fekk na boobu gëj na ma gis xamul ci lu ma nekk ma dem seetu ko mu ne ma waaw bëre nga joxoo ma xaalis nii naa ma la ko non parce que man xaalis mosuma booleeg moom dama ko daan jox xaalis ba mu ne ma doy na moom day toog di ko wax ne ma mbër bu ma mos a yor saalu ma ci gën xool man alalu àdduna du ma booleeg nit waaw kon erreur la quoi sama diggante ak moom. léegi nga nekk ban écurie. waaw maa ngi écurie HLM. terewul tamit maag Père Birahim mosuñu bañ a déggante chaque jour man papa laa ko jàppee mu def ma doomam. mais Saloum gis nañ wax naa ko léegi ku bëreeg Balla Gaye numéro 2 te nga gis Balla Gaye fu mu toll ngeen mën nañu wax ni yéen génération ngeen muy ñoom Balla Gaye yow ma seetloon ni tuuti da nga xaw retard ak tamit retard bi lu war a lool parce que instant bi heure bi waroon na laa fekk feneen
mais ñu gis ne da nga retard trop te nit ñi bëgg nañ la am nga fit mën nga bëre lan mooy sa problème. waaw luy sama problème mooy Balla Gaye lu mu am ku ko am doon champion parce que doomu mbër la ñoom Aziz Ndiaye champion ay kilifa yu bëri ci ginnaawam di ko jàppale ñun suñu gox benn tardement moo fi am mooy ñoom gëmuñu làmb fii mbër bi mooy demal boppam loolu la rek waaw mais su ma amoon lu ñu am ku may fayal saal di ma jàppale ci sama dépense famille di ma jàppale ci yenn kii damay liggéey te dëkk bi dafa metti mënoo léegi da ngeen ma xaar ba sonn maa ngi dem di lijjanti ji waaw noonu la demee rek. kon mën nañoo wax ni jàppale tamit dafa xaw a kii tuuti sa côté moom moo tax mu metti. waaw te en plus léegi làmb ji promoteurs yi tëggatuñu social quoi ñoom promoteurs yi léegi ku nekk da nga am say mbër promoteur bu nekk da nga am say mbër te bu njëkk làmb doxewul noonu mbër yëpp lañ daan tëggal des fois sax ñu boole kalaaf bañ bëri année blanche ñëpp bëre man yàlla dimbali na ma benn at laa bëriwul muy daaw mais mosuma année blanche. ndax bëreewoo daaw. daaw combat yi bëriwul dat yi bëriwul daaw du man rek presque mbër yi bëriwul mbër yi bëri daaw bëriwul ñu bëri bëriwuñ daaw. gis nañ sa dernière sortie yàkkan la woon. sama dernière sortie maag Valdo la. décision arbitre la waaw. kenn xameewu la woon loolu mais gars yi ne dangay xaw a magal moo tax léegi doo jël say propre initiative. non demeewul noonu man bi may bëreeg Valdo mooy li ma la wax dama bëreeg Jokal pare yore tànk sëñ Modou Niang bi tëggu combat bi xam na ni mooy bëreeg Valdo combat bi 15 jours laa ko entraîné parce que boobu yoroon naa tànk bu métti fu ne laa ci dem pour faj ko parewuma physiquement moo tax dama négocier làmb ji te bëgguma daanu ma wane jom fulaak te ragaluma ci làmb ji te dawuma tamit dóor naa ko dóor yu métti bëre nañ bëre yu métti mais dama ne du ma daanu waaw. est-ce que bu daanu léegi da ngay xaar nag. waaw làmb moo tëddee noonu man même bu dul xaar sax man mosuma bëgg a daanu waaw. sa combat ak Feugeula la loo ci wax. waaw maag Feugeula moom mën naa ne mooy sama défaite bu ma gën a métti ci làmb parce que dafa doon mbër bu bëri wax comme bëy wóor na yàlla. Feugeula bu la saa. barke alxuraan xam nga bëy moom balaa dee wax soxlaam day ratatati rek te combat bi man erreur bi ma daan xam naa ko. lan moo la daan. dóor naa ko tànk ba mu sukk mënoon naa koo daan ma bàyyi ko mu jóg parce que bii làmb ji du bi dama saaga ndey rakkam bi mu àndal saaga ma ndey ma mer ma bëreeg xol coup bi ma luppee ba samay tànk takkaloo mu pakete ma bu ko daloon ma rey ko. kon soxor moo la daan. looloo ma daan. ok da ko gën a humilier. wóor na yàlla moom nag moom nay wax rek mais yàlla xam ne ni bu ma promoteur seet si woon bu ma fay dara bu bëggee ma bëriwaat ak moom wan ko ni du ma moroomam. mais moo la daan de. waaw mais nit da ngay daan ku la man Issa Pouye daan na fi Balla Gaye bi ko Balla jàppaatee nu mu ko def waaw noonu la demee. kon ku la joxaatoon avance Feugeula léegi nga jël. may wàññi sama avance jox. wóor na yàlla pour rek tëj laa mi ñam kase. loolu dong. kase moo ma ci dëj parce que du ma ak moom quoi erreur la ma daanee moo tax bi ma ñibbee dama jooy waaw jooy naa lu mu mën dafa mel ni àdduna dafa tukki ci man parce que des fois mbër daan koo xam ne waru koo daan Feugeula waruma daan. mbër gëm nga mystique. mystique de moom bu ma ci amoon ma gëm ne moo doon sama mystique mooy sama ñaanu waajur waaw parce que su ma amaan combat Père Birahim day toog ma toog ma tegal ko xaalis bi mu jël lu mu soxla bu xolam seddee rek ma dem daan waaw nekkatu fi maa ngi koy ñaanal parce que gëm naa ni ba léegi mu ngi fi sax ndax ba léegi sonn ma maa ngi koy sant ndax waaw yaay ju baax la daal amoon naa ko. mais
ñaani waajur wax nga ko ñaani waajur mooy lépp te ku ko am gëm naan doo sonn mais tey mës ngay bëre ak mbër dugg ci àll bi xam nga di def ko ni gars yi di def fii indi kii yeeg yooyu est-ce que loolu daan ko def say combat. waaw sama combat daal lu ma gënoon fonk moom mooy liggéey entraînement. waaw su ma liggéeyee ba pare nag dinaa ñaanlu waaye mais pas tellement dinaa dem samay sëriñ ay sëñ Mamour Mbacke sang yi ñu ñaanal ma sëñ moo des fois ma ànd ak Père Birahim am na paa bi ka daan ngemb ma dem mu may ma sangat ma sangu muslu daal. waaw mais ay dem naan damay liggéey mbër ak damay lii non. barki alxuraan man pour man lu ma entraîné sama fit ak sama jom moo lay daan. déedéet. te mosuma ko teg ci musique. sa ban combat moo gën a métti say combat. maag Yaya Jammeh. li tax loolu. jour boobu bi ma ñibbisee sama yaay da doon jooy. ndax. soo bëñ yëpp a doon yëngatu. ba dara dóor ba. yii dóor yi métti. jour boobu bi ma ñëwee temps yooyu ay sollicitude moo am. gis nga pot bi. damay toog bopp bi naan tëf may xóoyal di naan rek. sama yaay gis nelaw ma guddi gi yëpp mu ñëw di jooy. naan ma lii làmb jaru ko bàyyi làmb. ma ne ko bëgg naa ko pare yaay ñaanal ma rek. mais bi ma ci jógee la ma mbër gëj a dóor. ba léegi laa gëj a dem ardo. mais sa combat ak Balla Gaye dégg naa combat bu métti woon la. waaw métti woon na mais ci moom. ci Balla Gaye. ci Balla la métti. waaw. daj laaj ko. non mais saaf yoo la nag. yii daj na loo xam ne bu dul woon gaynde day tëdd. billaahi moom wax na ko nee na bi mu jugee ci man toog na une semaine ruy lay naan kon nga xam ne sonnoon na. mais temps yooyu Saalum boobu ak bii est-ce que am na léegi dafa am différence quoi est-ce que nekkul temps yooyu nga gën am fit ndax xam nga xewoon nga mais léegi xewatoo bës bi dafa wàññeeku est-ce que Saalum boobu ak bii différence bi mooy lan. waaw différence bi mooy xam nga des fois mbër day jékki-jékki xam nga ak comme li ngay wax rek xar fa xuufa yeeg yooyu gars yi day xaw a sonal quoi mais nag da ngay reculer defarwaat mais instant yi moom. waaw pare naa. ci lépp. waaw incha allah di nga ma gis ren. côté mystique bi maa ngi waaj. mais booy yu saf ñoo fi nekk ay booy yu garaaw. booy yi sax ñeme nañ Saalum. mais yow tey ñan ñoo nekk sa kanam li yoon ma 4 adversaires yoo xam te ne Saalum bëgg naa affronter ak ñoom. waaw ñi ma daan sax buñ bëggee ku ci mel ni ñoom Garga Mbossé gars yi ku ci bëgg ma mayaat la sens. Garga Mbossé moom Moussa Ndoye dama gis ne. loolu jaaxaluma. kon pare nga pour encaisser. ñooñ maa leen dàq bëre. du doole. affaire yi mën a bëre la. gis nga maag Garga yëkkati na ma ba ci kaw am problème mu wàcce ma. ba ma wàccee laa dëpp kanam ba léegi xamul lu ko daan. jour boobu bi ma ñibbisee sëñ Maodo Mbacke dama yenu ne ma Saalum yaa mën a bëree. dama mën a bëree. waaw. Garga Mbossé après. man daal taamu ma adversaire quoi. mais xam nga da nga am fit. moo tax neex utal adversaire. waaw mais nag am na yenn boy yoo xamante ne instant bi. ma ne je suis seul contre tous. bàyyiwuma fi kenn. kii moom kenn mënut ci dara. bàyyiwuma fi kenn. maag Tonnerre. Tonnerre waaw mais comme dox ñu ko. doxoon nañ ko ba mu sotti. mais promoteur bi après xam naa problème mu finance waaw. jotoon nañ sax lekk xaalis mais dañu ko mujj may. boobu ban promoteur la. waaw Cheikh Teranga. ba léegi bu ko promoteur doxaatee pare na. yéen ñaar moom ay mbir yu yàqu ngeen moom sax xaw naa kii tuuti keroog xaw naa kii tuuti nu mu tudd daan kii nu mu tudd sax mbëru Cheikh bi Tidiane Faye. yéen ñaar de combat bu neex lay doon sax. non du loolu pourtant tolof la ko dal rek mais bu leen fàtte nag Tonnerre def na fi ay joloore door na fi ay Yékini Junior ñu këpp daan na fi ndaanaan bu nekk mais mbër dee ko mooy li ma la rek lamb ji kenn mënul kenn des fois sa bidéew day taxaw Balla Gaye tegle na fi ay defet feebar na fi ñëpp ne Balla yàqu na ana mu ñëwaatul lamb noonu la bidéew la rek bu taxawee kenn du la mën noonu la demee rek. lan nga gisee làmb instant bii nii. waaw lu ma gisee làmb mooy na promoteur yi jàppale waat mbër yi xam nga état bi tamit xam nga wax ak sponsor yi parce que sponsor mooy doxal sport ay Orange Tico Expresso gars yi dañu war a ñëw jàppale jeunesse bi jàppale wuñu état bi jeunesse bi la ñuy jàppale. waaw parce que mbër yi bi ñu duggee ci làmb ba léegi gis nga ay affaires yu bëri wàññeeku na ci dëkk bi
ay ponkal nag bu ñuy entraîner war a dund war a kii dañ leen war a jàppale man daal maa ngi ñaan état bi ñu soññaat sponsors yi ñu jàppale promoteurs yi tamit jàppale mbër yi gars yi bëre parce que mbër yëpp tamit dañu yor ay jabar yor ay njaboot ay soutien de famille lañ te lu leen ci dugal yëpp pour xam nga dimbali seen njaboot ak seen i waajur nañ leen jàppale. loo gisee grand contre petit instant bi slogan boobu génn ñu Ama Baldé ak Modou Lo sax presque taxaw na ñu gis que Boy Niang ak Balla Gaye pare na pour may ko chance nan nga gisee grand contre petit. mais loolu mooy làmb mbër bu demee bëree ba prouver dafa war a tourner may ay rakam chance man mii di wax ak yow xale bu am jom am fit ñeme ma may la chance. pour may Boy chance. pourquoi pas at yi dafa gaaw. te man presque ay 7 ans 8 ans moo ma dese ci làmb. mais nag yow kii nekk goo fi nag paa boobu nag. waaw ban paa man 4 juillet 82 laa judd. dama teel a bëre rek. waaw mais 45 ans mooy retraite. man ñaanuma yàlla bëre 45 ans. parce que defet rek laa bañ. man su ma demee ba yi sentir ne amatuma doole damay bàyyi làmb. non jamais. waaw mais doole yi dañ koy jaamoo yàlla. bëre du doole rek de. kii di Modou Lo ak Ama Baldé combat wu tey ba mu ci doon defar analyse bu ndaw en tant que expert te yow da nga nekk koo xam te ni macha allah da nga mën a bëre combat ba mu ci doon defar analyse. waaw su ma doon def analyse ci ñoom ñaar bu kenn naagu Modou Lo mooy favori tasa mooy roi des arènes mais bu mu ko tax a naagu na fonk combat bi comme nu mu fonkee yeneen combat am parce que tamit Ama dafa prouver ba laaj ko. waaw am na bañ a xeeb combat bi combat bu neex lay doon bu Sénégal yëpp di xaar. Boy Niang Balla Gaye combat boobu bis bu taxawoon den est-ce que làmb combat boobu dina neex. waaw dina neex. ndax Boy Niang dafa yàgg a bëgg Balla bu yàgg a bëgg a bëre Balla Gaye te Balla it na fonk combat bi bu mu jàpp ni xale la rek moo ko mën de na ko waaj ni muy waajee ay combat am waaw. boobaa mbetteel mën na ko bañ am. mais Saloum làmb fan yi dafa am ci lu mu nekk ndax gis nañ ni père Doudou Yaye Katy mu nekkoon koo xamante ni porteur de voix la monument la mu génn àdduna. waaw ñun ñëpp a ngi koy jooy ak lu làmb yëpp ndax Doudou Yaye Katy dafa nekkoon koo xam ne man su ma daan bëre ba làmb ji xaw a yéex am na way yoo xam ne bu ko yëkkatee ma jeexal làmb ji loolu dama ko daan am ci moom te bokkoon naa ci mbërim gënoon bëgg sama gayan la dama daan dem ba Gàmbi ba këram di ko seeti bi ma mujjee dajeek moom Gàmbi sax yàggul ma koy ñaanal fi mu jugee fa mu jëm yàlla na ko gënal te yàlla yërëm ko xare ko àjjana waaw. lan moo la gën a marqué ci année bi lan moo la ci gën a marqué loo xam te ne Saloum année bii lii marqué na ko ba tey fépp fu mu mënti nekk du ko fàtte abadan. waa année bi am naa lu mu métti waaw mais loolu vie privée la quoi waaw mais yàlla baax na. comme que l'émission tire à sa fin wax dëgg yàlla parce que li ñu bëggoon peut-être lépp. waxtaan nañ ci yow ak làmb ak Saloum instant bii fu mu nekk mais écurie HLM kan moo fay tête de file bi. waaw man moom écurie HLM man maa fa nekk Modou Awa. waaw ak waaw samay booy ay petit Bougane xam nga yeneen booy yi daal ñu ngi. waaw Buru Tan suñ mag moo fi nekk doomam bi sax bëri na samedi Cheikh yàlla may ko defet mais. lii ñëw moo daax ndax xale la amagul lu muy perte ci laam waaw mais l'essentiel daal ñu ngi waajal saison bi waaw. nañ waaj ndax aller dafa am mais retour tamit dafa am. non retour bu jaar yoon laay am waaw incha allah. à part sa écurie est-ce que Saloum am na xaritu mbër. man mbër yëpp samay xarit lañ mbër yëpp. samay xarit lañ parce que utuma noonu waaw ñoom ñëpp samay xarit lañ Modou Lo sama gayan la Ama Baldé mën naa ne maa ko yar
ndax magam paate laa daan àndal Pikine laa juddoo ba mu koñ. waaw Modou Lo it maa ko yar magam njagaloo laa doon àndal. waaw nijaayam Baye Sidi ndem si yàlla si suñu gaañ la woon kii ñoo defandoo seen lépp. sama mag bi toog Omar Diop. kon sama ñaari kër la. mais combat bi da ngeen neutre wala mais am na ko ci kii. non déggoo ma ñoom ñaar daal nañ bëree. c'est le meilleur gagne non c'est le meilleur gagne mais sama ñaari rakk lañ. waaw ndax papaay ama dama jàppe woon comme doom bu mu jur. dama daan ñëw toog ci kër gi mu teg piliyaanam ma toog ci wetam mu may yedd di ma conseil di ma wan ay secret am na ay secret yu bëri sax dama ko daan dee ci suuf afalay am na looy regretter ci làmb bu démb doon tey Saloum dina doon bër. waaw bu démb doon tey làmb métti na man de bëgguma sama doom bëre moom parce que li ma ci daj moo tax. à part làmb am nga métier. waaw am naa métier ndax bu chauffeur la ma neexee bu ma bàyyee làmb dem taxi wala ma dem dawaliwaat ay bus garaawul. am nga xaalis. xaalis waa sant yàlla rek. waaw dëgg am nga xaalis ndax li nga bëri. sant yàlla rek. sant yàlla rek. saa yi xaalis rek laa bëgg nag. xaalis rek nga bëgg. waaw am nga oto. oto waa bërki démb de may nañ ma benn oto mais dawalu ma ko sax. Saloum yaa ngi nëbëtu de. non non barki yàlla. may nañ ma benn Ford mu ngi fii ma gaare. dawalu ma ko sax waaw. am nga soxna waaye. amoon naa ñaar mais benn laa yor léegi. mais Saloum yow gaynde nga lan ngay tàggatoo. waaw li may tàggatoo mooy mbër dafa métti. waaw te am na ñu nekk sama ginnaaw ñu may jàppale. xam nga ñoo xam ne mënuma leen bañ a tudd. xam nga mu mel ni Kéba Kanté xam nga sama doomu ndey la ku yàgg a sonn ci man mosul xaddi. waaw sama mag bi toog Omar Diop moom it ku yàgg a sonn ci man la chaque jour conseil day ànd ak man sax fajar ñuy dem di entraîner ji ngir bëgg ma dellusiwaat ci làmb vraiment moom it maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm waaw di sant nag ñëpp ñu nekk sama ginnaaw waaw di masawu tamit xam nga ñu namm Saloum ak xam nga Saloum tolo fi mu jugee xam nga. mais instant bi kay pare yaa ngi ñàkk seddaay bi Saloum nga ñàkk nii. parce que dama nekk ci état. non yaa ngi ci état kay. barki Cheikh Fall damay waaj pare naa déggoo ma damay bëre ren. kon booy yi lay laaj gaañ. damay yokkaat cere. dooli ñeex lu leer laa lay wax. waaw di gërëm ñëpp nag di gërëm waa benn tali sama président fan si club Charles Lepin xam nga sama mag yi fi des xam nga di samay waajur xam nga ay Oumy Samb Roqi Samb xam nga suñu taawu kër Modou Samb xam nga famille bi yëpp sama mag yi gaañu tamit yàlla yërëm leen xare la naa jana xam nga ay seex sama mag la tuddee na ma doom di sant sama xam nga jabar ji ma fi yor muy Ndey Mari xam nga yaay bébé asu trésor non princesse sama doom bi princesse laa ko tuddee. di nuyu nag aaw buuru këram mu ngi nee ci ginnaaw waaw mooy chéri Omar Diop waaw moom it waaw di togg rek lay def dama wutal boolu mbër dama boolu mbër waaw moom it xam nga ma koy ñaanal yàlla na ko yàlla jàppale xam nga di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw di ñaanal ñëpp nag yéen tamit ma leen ñuy remercier seen waaw émission bi xam nga fi ngeen ko séentu yàlla na ko weesu xam nga yàlla jàppale leen jàppale Sénégal yëpp te mbër yi ñëw ñu bëre sama yaram mu ngi laaj bëre. promoteurs yi nañ ñëw tëggal ma combat amateurs yi namm nañ ma. non yow di nga bëre ndax Kéba Kanté ku ànd ak moom mooy xaritu promoteur yi. non dinaa bëre incha allah. merci waaw loolu moom dinaa ko def. waaw bëre moom dinaa ko def jërë ngeen jëf yéen ñëpp sant naa leen gërëm naa leen Père Oman Ndiaye tamit du ma ko fàtte Elas Fall commerçant moom it du ma ko fàtte moo may fayal saal escaf xam nga day sonn ci man waaw sama mag Touba Transit la nekk Jili Mbay waaw jabaram laa tuddee sama doom bi asu ñoom it dañ may jàppale sama bàjjen bu sa sàmm waa Yofi xam nga Moussa Ndaw kooku presque moo may yóbbu ay Mauritanie di ma yóbbu fu ne
ñuy jàpp ay coach coof waaw mooy fay ay millions xam nga maa ngi sant yàlla daal di sant nag ñëpp ñu may jàppale waaw wasalaam. C'est bon.